armée ba jot na fa taal ay tool yu bari ci yamba yéene kaa bi di Le Quotidien waa ji fesoon lool ci mbirum dorog gañ ko toppee ca Dagana foofe ca Waalo di seeni mbeng takk der yi teg nañu loxo ay jegeñaaleem yéene kaa bi ne ñu ngi koy wër fu ne ba léegi munaguñ ko gis waaye ci mujjantel ga teg nañu loxo jabaram ak bépp moomeelam foofe ca Dagana Le Quotidien moom seeni mbeng ci jamono ji takk der yaa ngi koy wër fu ne ngir ne ko nuus jàpp ci mbirum dorog gañ ko topp. jërëjëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di lay gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci la ñuy yëkkate jotaayu xibaar yi ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Isaaxa Diagne mi fare woon ci xarale gi réalisation Pierre Edouard Faye ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba ci kanam tuuti sax Pierre Edouard Faye dara fi teew dikk ak yéen ci ganu kër gi tey ji nag mu ngi ci dalal kii di Moubarak Lo kon mbokk yi mu ci gu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal ñu ànd ak jàmm. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii ci Walf TV egsi nañu ci jamono bi ñuy dalal sunu invité tey ñu ngi am mbégte di dalal Moubarak Lo mooy directeur général bu bureau de prospective économique Moubarak ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pierre Edouard. di la remercier bu baax si li nga ñëw wuy si sunu invitation. maa ngi lay fay sant di nuyu tamit ñi ñuy seetaan ñëpp. alors Moubarak fan yële da nga publier benn étude ba nga defee jàngat nag interroger ay sénégalais yu bëri. nga ni sénégalais yoo jël juróomu sénégalais yoo jël ñett yi nee nañu ñoom vaccin bu ñëwee ñoom duñu vacciné wu alors est-ce que mën nga ñëw ci méthodologie bi nga xam ni moom nga utiliser pour def étude boobu. waaw jërëjëf xam nga ñun dañu def li ñuy wax sondage mooy dañu jël laaj lu ëpp junni nit yoo xam ne ci biir réew mi lañ nekkuñu Dakar rek waaye da nga leen fekk Thiès Ziguinchor Tamba Kolda Kaffrine foo mën di dem rek. ba Louga tamit da nga leen fa fekk ñu laaj leen suñ newoon dañuy pikiir nan ngeen koy def junni yooyu nag soo leen di tànn doo jël junni rek par hasard da ngay jël jënn yoo xam ne représenté nañ population bi mooy xale yi ni ñu doy ci société bi ñooñu noonu la ñuy doy ci enquête bi su fekkee ne société bi ñi nga xam ne ñoo am nañ fukki at ak juróom-ñett jëm fanweeri at par exemple mën nañ ñaar fukk wala ñaar fukk ak juróom ci ñi ngay enquêté ñooñu ñaar fukk ak juróom lañ fa war a toll ci pourcentage noonu lay demee te biñ koy def tamit téléphone lañ ko defee ndax xam nga fi ñu toll ak Covid bi jàkkaarloog nit ñi lu jafe la ñaareel bi aussi am na enquête yoo xam ne soo bëggee mu gaaw def ko téléphone nga koy def ndax su fekkee da ngaa nar a wër réew mi yëpp ba jëli oto di dem bay dajeeg nit ñi day jël temps. ñoom nan ngeen dafa am seen numéro téléphone. waaw xam nga ñun ñu ngi def ay enquête depuis fukki at te enquête bu ñu def suñu paree danañ laaj ñi nga xam ne ñoom lañ enquête est-ce que bëgg nga suñuy defaat enquête wala téléphone su ko defee mu jox ñu sa téléphone loolu yëpp dana fekk ñu am benn base boo xam ne fi ñu toll am nañ ci lu mat ñaar fukki junni numéro téléphone boo xam ne ci région yëpp la. te da nga xam nit ki âge bi mu am nga xam ne soo dee def enquête mën nga jël ci biir junni boo xam ne tamit doo da nga koy tànn de manière hasard ngay utiliser doo ne rek kii laay jël machine bi moo lay génneel junni yi nga war a jël su ko defee nga mën a woo ñooñu nga mën leen a laaj seen xalaat. léegi ñooñu ngeen laaj seen xalaat ay xale lañu ay mag lañu góor lañu jigéen lañu ñan ñoo ci ëpp. ñëpp lañ c'est-à-dire ni jigéen ñi day ci société bi noonu la jigéen ñi day ci junni ñi ngay laaj ñi xale yi day ci société bi noonu la ñuy daj ni mag ñi day ku ne ni waa Saraya day ci Sénégal xam nga Saraya wala Salimata ñoo gën a tuuti ci Sénégal ci département yi donc ñoom tamit xëy na lañ fay jël lu bari Kédougou ndax soo jëlee région Kédougou yëpp 1% lay représenté ci Sénégal c'est-à-dire téeméeri nit yoo jël ci Sénégal kenn rek moo ci dëkk région Kédougou alors que ñaar fukk ak juróom yi ñoom Dakar lañ dëkk donc noonu nga koy toppee ba ku ne daal danañ la jox sa àq ba suñuy laaj ñooy laaj nag ñoom ñooy toogal
waa Kédougou, ñoom ñooy toogal waa Ndar, ñoom ñooy toogal waa Matam ak ñeneen. ok léegi ñoom yan argument lañ joxe ngir wax li daal vaccin bu ñëw ñoom du ñu vacciné wu. waaw xam nga soo laajee donc laaj nga junni boo laajee junni yi daanaka juróom-benn téeméer yi ñoom nee nañ leen daal pare wuñ pour vacciner. Enquête bi nag ñu ngi ko defoon mois de décembre xëy na war nañ ko yeesalaat pour xam fi ñu toll nii ak vaccin yi nga xam ne tàmm nañ ko def ci àdduna est-ce que influencé nañ leen. ba ñu est-ce que seen position évolue na. voilà est-ce que ñooñu wàññeeku nañ wala yokk nañ. donc juróom-benn téeméer yooyu ci junni wala boog moo soo ko xoolee moom mooy ñetti nit ci juróom benn la donc ñett ñooñu donc soo jëlee juróomi nit ñett ñi nee nañ ñoom bu leen vaccin bi jege. ñun lay wax ñoom lu ñu wax. ñaari ñoom nee nañ d'accord nañ su fekkee ne gouvernement bi moo leen ko digal nee na ñoom d'accord nañ ndax wóolu nañ li leen gouvernement bi di wax wala li leen kër docteur yi ndax xam nga ñun yàlla may nañu dañoo am docteur yu xarañ yoo xam ne dañoo am rigueur su ñoom defee seen saytu ba pare ñu wax ne mën nañoo vacciné wu ñooñu nee nañ moom baye boo ñu vacciné wu xëy na soo demee ba ci kanam ñooñu danañ gën a yokk mais ñi nga xam ne nag nee nañ ñoom nanguwuñ ñu pikiir leen ñoom dañ ne wóolooguñu pikiir bi ñu ci gën a bari nañ ne wóoluñu ko ndax pikiir bi mën nga ko def sa yaram mu indi ci loo xam ne nekkul woon sa yaram mu indi la beneen feebar ñenn ñi nee nañ ñoom ñi la jox pikiir bi ñoom sax su la dara jotee seen benn responsabilité nekku ci donc yow yaa jël risque mais ñoom jëluñu benn risque parce que ñoom génne nañ seen responsabilité. laboratoire moo war a. wala gouvernement bi. voilà bon ñetteel bi ñenn ñi moom nee nañ feebar bi ci boppam garaawul ndax xam nga amagul na fi at surtout ñu gën ñee ndaw bon gis nañ ne yóbbul xale yu bari dañ naan bon même su ma dalee man je préfère bañ a dugal vaccin bi sama yaram que mu dal ma ndax su ma dalee xëy na ma génn ci ay sot la may def ak yu mel noonu ndax gis nga ne même feebar bi ci boppam sax jàppal ne nit ñi gën a bari du leen sonal soo jëlee téeméeri nit lu mat juróom-ñeent fukk jàppal ne feebar du leen sonal loolu am na waa Chine defoon nañ ci même bi feebar bi tàmbali def nañ ci enquête bu rëy a rëy boo xam ne laaj nañ ci lu ëpp testé nañ ci lu mat fanweeri junni ak juróom-benn yoo xam ne bu ñu leen xoolee gis nañ ne ca seen dëkk lu ëpp juróom-ñetti fukk du leen def dara fukk yi dana leen def mais wala fukk ak ñett yi lu tuuti lay doon juróom-ñaar ñi daal lay xaw a sonal te juróom-ñaar yi ñaar ñi rek ñooy dem ba mu faat leen loolu la waa Chine gisoon. ci suñ société yi soo appliqué loolu moom mooy li fi am fi ñu toll nii donc jàppal ne juróom-ñett fukk yi feebar bi day ñëw du leen def dara day romb fukki yeeg ñett wala lu ko ëpp dana ñëw sonal leen tuuti daal di dem comme ni leen grippe di sonale wala sibiru. mais loolu est-ce que ay arguments yu war a mettre en valeur la du tax nit ñi toog bàyyeeku nekkoon feebar bi garaawul. waaw xam nga li ñuy wax weddi gis bokku ci dama ne xale bi su gisee ne gis na ne xale yu sonal lu leen moom kooku danaan du ma vacciné wul te xamul ne moom su vacciné wul mën na dem wàllu ko mag foofu la gravité bi nekk moo tax il faut ñu wax ak xale yi wax leen même su fekkee yéen feebar bu sonal lu leen mooy comme xale yi dul sol masque loolu la ñuy wax waaye xamuñu ne ñoom suñ solul masque dellu kër ga mën nañ ko wàll seen waajur indi foofu problème moo tax ñëpp ñoo war a takku te su vaccin amee aussi suñ demee ba gis ne vaccin bi dara nekku ci ñëpp war a vacciné wu comme niñ koy defee fi ñu toll ci feebar jaune wala beneen feebar waaye nag vaccin bi fi ñu toll day doog a dugg ci àdduna bi xëy na du wax rek mooy tax nit ñi gëm ko il faut ñu dem teg seen loxo lu dëgër mooy wan leen ne àdduna bi fi ñu vacciné wu yëpp amul lenn lu mu leen def loolu la yaakaar naa teel na pour ñu am conclusion boo xam ne ku ne mën na ci teg sa loxo. parce que xam nga le Sénégalais de la rue moom dafa naan est-ce que vaccin bu ñuy vacciner tubaab yi moom la ñu nar a indi Afrique. voilà bon même da ngay xam ne aussi yaram yi yemuñu c'est-à-dire xam nga da nga dégg ñu wax variant sud-africain xam nga virus bi ci boppam dafa bari ay façon yu muy ñëwee te vaccin bu ne dañ lay wax ne efficace na ci bii efficaceul ci bii xam nga yooyu yëpp yi ñuy tàmbali xam la moo tax temps bi rek moo lay may nga xam dëgg vaccin moom nu mu demee ci nit ñi parce que xam ba xam tamit ni mu baaxee ci tubaab yi wala ñu nekk Asie noonu la baaxee ci Afrique moo tax sax ñi nga xam ne ñooy génnee vaccin yi ñoom ci seen bopp dañoo am intérêt ñëpp vacciné wu c'est-à-dire waa Afrique vacciné wu waa Europe vacciné wu waa Asie vacciné wu waa Amérique
wala ak Océanie parce que moo leen di may ñu xam seen vaccin fépp la efficace bëgg nañu aussi xale yi vacciné wu mag ñi vacciné wu jigéen ñi góor ñi parce que lu mu gën a yaatu rek ci la ñuy gën a jànge xam exactement fan la efficace ak fu mu efficace. waaw léegi puisque ñi ëpp si ñi ngeen laaj nee na ñoom du ñu vacciné wu ban leçon lañ ci mën a jàngat. waaw li ñu ciy jàngat mooy jot na ñu wax ak nit ñi def communication pour wax leen lu tax ñu war a vacciné wu waaye nag waxi kese du doy sooy wax da nga war a indi ay argument yoo xam ne da nga leen wan ne ñi jot a vacciné wu dara jotu leen mais xëy na loo gën a am temps message bi ngay indi foofu lay ëpp doole parce que loo gën a dem xam nga Amérique fi ñu toll nga xam ne feebar bi dafa tar daanaka bis bu ne lam fay faat dana ëpp 2 junni ba 3 junni démb li fa faatu ëpp na 3 junni Sénégal ñu ngi wax ay fukk ak benn Amérique 3 junni ñam fay dal dana mat bis bu ne lu mat 100 junni waxuma 100 junni laa wax ci bis bi ñoo xam ne feebar bi dal na leen Sénégal ñu ngi wax 200 300 donc pour wax la ne même États-Unis bi nga xam ne avancé na ci vaccin bi téeméer yoo jël fukk yi rek ñoo amagun vaccin bi fukk rek donc loo gën a avancé nag ba gën a vacciné wu da nga gën a jàngat ci vaccin bi lan la def seen yaram. alors maintenant gouvernement bi nag ñoom lan moo war a doon seen taxawaay ndaxte jox nga leen benn élément boo xam ni mën nañ ci basé wu. waaw gouvernement bi moom mooy na dolli di xool li xew ci àdduna bi pour xam vaccin yi nga xam ne ñoo am ban moo ci gën a baax ci ñun parce que lu ñu gën a avancé rek mu gën ko xam tamit lii ñu bëgg a tàmbali ci ñenn ñi mu gaaw ci ba nga parce que am na ñoo xam ne yàkkamti nañ am vaccin mooy ñi nga xam ne ñoo gën a am risque te tamit bu ñuy dugal vaccin bi ci population bi yëpp mu fekk na préparer na leen ba wóor na ko nit vaccin bi li muy jariñ moo gën li muy yàq. parce que gars yi dañ ne na président njëkk vacciné wu ñu gis ko d'abord. waaw loolu moom am na dëkk yu ko def. bon su jotee ñu ngi xool moom ban décision lay jël. parce que décision bi moom moo ko moom. parce que vaccin moom kenn mënu ci forcer kenn. parce que vaccin yow yaay jël sa yaram nangu ñu vacciner la kenn mënul ñëw tiim la ne la vacciné wul. man nañoo ñëw nag tiim la ne la soo vacciné wul ñu rey nga ne ko bay boo nga rey ma waaye kenn mënul forcer nit ñu vacciné ko liñ man rek mooy wax ak yow ba convaincre la nga vacciné wu man nañoo wax nag soo vacciné wul doo jege nit ñi parce que mën nga leen a wàll kooku moom état sañ na ko mën na la isolé yow mi vacciné wul wala ci benn zone par exemple kuy liggéey ak ay nit te ñëpp vacciné wul mën na wax ñi vacciné wul dañ leen di déplacer parce que dañuy ragal ñu wàll ñi liggéey foofu. wala instaurer sax benn carnet de vaccination. par exemple voilà mën nañ wax aussi kuy tukki. boo vaccinéwul wala boo waree inscrire université boo vaccinéwul wala yooyu yëpp mën nañu contraindre nit ñi. mais mënuñu forcer nga vacciné wu. waaw alors bu demee tey ba feebar bi war fi am at. nit ñi ñu ëpp ci Sénégalais wala ñu ci bëri boog ba léegi gëmuñu ko ils sont dans le déni total est-ce que loolu day signifier que ni sur le plan de la communication wala boog ci côté stratégie bi gouvernement bi dafa am ay failles. non ñun enquête yi ñuy def ñu gën a bari gëm nañ ko c'est-à-dire soo leen laajee ñi nga xam ne wax nañ ne feebar bi garaawul en général du ëpp ay fukk ci téeméer boo jël fukk ba fukk ak ñett du ko weesu donc ñu gën a bari ci Sénégalais yi gëm nañ feebar bi xam nañ ne lu garaaw la waaye nag taxul ñu def li ñu war a def parce que bon xëy na ñun ñu ngi def émission takkuñu masque mais soo demoon ci mbedd mi da nga gis ñu bari takkuñu masque alors que dañuy jaxasoo ak ñeneen ñi. da nga gis ñun respecté nañu distanciation. voilà da nga gis ñoo xam ne dinañ bokk kaar te loolu lu garaaw la xëy na ñu ngi ak masque bi mais niñ ko takkee baaxul wala ñuy waxtaan ba xam ne mën nañ ko wàllante seen biir donc jàppal ne nit ñi xam nañ ne lu garaaw la xanaa gën a continuer mobiliser communauté yi gën a continuer aussi communiquer parce que ni ñu daan def mois de avril bu daaw fexoon nañ ba sénégalais yépp kër goo dem da nga fa fekk ndox bu ñuy raxasee saabu gel yi bari woon ci kër yi daanaka yooyu yëpp léegi dem na kër yi am gel ak kii sax ragal naa so ñeen di xool ci kaw naan leen yéen ban dëkk ngeen nekk donc nañu tàmbaliwaat communication bi ak doole pour wax nit ñi nañuy raxas seen loxo nañuy raxas ak gel nañ koy raxas ak saabu communauté yi aussi ñu mobiliser leen parce que bataille bi ci quartier yi nga ko mën a gagner
mobiliser aussi famille yi fexe ba chef de famille bu ne comme ni muy contrôler xaleem mu contrôler aussi ñu sol masque balaa ñuy génn kër gi mu jàngal xale yi ni ñuy solee masque bi vérifier na am nañ masque yaakaar naa suñ defee loolu xëy na mbir mi dana wàññeeku. ñu yombalal nit ñi tamit ñu am masque. waaw xam nga yomb masque kooku 100 francs mais 100 francs pour Sénégal yu bëri. yombul masque de mën naa jar juróom-benn kooku man def naa ci ay saytu. 30 francs. 30 francs mën nañoo fexe ba Sénégalais yëpp jënd ko juróom-benn baye boo sax juróomi dërëm parce que ñi koy liggéey mën nañ ko liggéey ci ñeenti dërëm kooku man balaa ma koy wax dama ko vérifier mën nañ ko liggéey ci ñeenti dërëm su ko defee yow mi état mën nga ko jënd tegal ko ci xëy na dërëm soo ko ci tegalee dërëm dana la ko jaayee juróomi dërëm su ko defee yow doo ci teg dara mais nag il faut nga jox ko ñu distribution nag pharmacie moo ko mën te pharmacie rek moo war a jaay masque parce que sooy jaay masque ci mbedd mi munoo assurer sécurité masque bi ñuy jaay alors que su dee pharmacie mën nga def contrôle pharmacie bu jaayul masque bu normal nga tëj ko moo tax pharmacie rek moo war a jaay masque su pharmacie bi nag mën nga ko bàyyi sax juróomi dërëm yow nga subventionné dërëm wala nga teg ci dërëm soo bañee yow état nga teg ci dara su ko defee pharmacien bi jaayee ko 30 francs bu ko defee kenn tegu ci dara te nit ñi ci boppam danañ ko mën a jënd 30 francs nga xam ne soo jëndee juróom 150 ngay joxe wala nga joxe 300 bu boobaa nga am fukki masque su ko defee semaine bi yëpp ci 300 francs da nga ci mën a suba nga takk benn ngoon nga takk beneen nga xam ne fooy liggéey toujours am nga masque bi la war. alors maintenant feebar bi nag ci wàllum économie ban njeexital lay am ci sunu économie. waaw xam nga daaw moom metti woon na lool soo xoolee mois de avril mois de mai mois de juin daanaka lépp ndërmalu woon femme entreprise yu bëri dañu tëjoon kenn mënu woon jógee région dem beneen ba tax na économie bi daf ci feeñoon bu baax a baax wàññeeku bu baax bi ñu ubbee nag la tàmbali ximmeeku daal di ximliku daal di xaw a dundaat tuuti ba fin d'année yaakaar nañ ne danañ éviter am li ñuy wax croissance négative mooy donte du ñu yokk lu bari danañ fexe daal ba du ñu daanu loolu mooy li ñu doon yaakaar waaye nag mënaguñ koo wax il faut ñu xaar tuuti ba résultat yi génn xëy na fii ak juróom-benn weer wala boog fii ak ñetti weer au minimum danañ li ñuy wax ANSD danañ nga xam ne ñooy saytu économie bi ni muy doxe ñoom danañ génne seen rapport wax ne 2020 économie bi nii lañ foog ne noonu la demee woon donte ci kanam rek la ñuy gën a mën a am li ñuy wax résultat définitif waaye au moins ñoom danañ am saytu bu njëkk buñ mën a def ren nag ñi ngi ñaan li xewoon daaw bañ a am mooy ren moom ñu yokk ba yëg ko donc gouvernement bi mi ngi yaakaar ñu am juróom ci téeméer bu ne ñu yokk juróom waaye nag mën naa am mën naa bañ a am waaye li wóor moom mooy incha allah ren mooy dàq daaw ndax daaw moom dafa metti woon dañoo tëju woon ren donte am na couvre-feu ci Dakar ak région de Thiès yeneen région yi amul couvre-feu te ni ñuy liggéeyee ci Dakar fi ñu toll nii daaw mënuñu ko woon a liggéey nii moo tax ñu yaakaar ne ren mooy gën daaw. mais xam nga économie du rek lu ñu tuddee macro mais am na également économie yu am ci quartier yi. mooy sunu yaay yi di jaay fonde yi ñi di jaay cere et tout ça. couvre-feu bi am nii dina am impact seen liggéey. waaw dana am donte du ñoom ñoo gën a yor économie bi xam nga économie bi jàppal ne ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee secteur informel su économie bi doon téeméer ñeent fukk ak juróom-benn yi ci ñooñu déclaré wul lay jóge ñi nga xam ne moom dañuy liggéey rek. mais nag duñ def ay déclaration impôt wala yooyu mooy borom car rapide bi donte xam nañ ko waaye du doo ko gis muy def déclaration impôt donte mi ngi fay sax ay taxes di fay patente wala jaaykat bi ci marché bi ñooñu la ñuy wax secteur informel ñooñu jàppal ne melul na daaw parce que ñu bari ci ñoom danañ mën a continuer di liggéey ci bis bi ku mel ne borom oto yi même couvre-feu bi ñu ngi daw danañ mën a daw ba 21 heures ñoom sax yaakaar naa seen chiffre d'affaires mën na bañ a wàññeeku waaye ñi jaay guddi moom dana wàññeeku mais ñooñu du ñoo gën a bari ci économie bi ba tax lim ciy wàññi mën na bañ a demee noonu. ndax ci ëpp ci loolu lañu yaakaar ngir dundal seen njaboot. waaw looloo tax da ngay distinguer impact économique ak impact social. c'est vrai que ñooñu moom ci loolu la ñuy defee seen dépense donc moo tax ñooñu xëy na soo doon dimbalee soo demoon ba xam leen
xëy na am na loo leen mën a dimbalee pour ñu bañ a bon bourse de sécurité familiale am na aussi xëy na ñooñu ñuy bari ci ñoom ñu ngi koy jot su fekkee jotuñu ko xëy na ñu jéem leen ci dugal ba tax na état moom am na li ñuy wax mesure générale après nag da ngay xool ñi mu gën a sonal nga xool noo leen dimbalee surtout ñi nga xam ne vraiment seen dund ci la féetewu. alors ci ba mbas bi amee nag état dafa woote waat def PAP 2 plan d'action prioritaire donc réajusté ak accéléré am objectif boo xam ne dañu ne pour 2023 ñu egg ci taux de croissance bu 13%. Est-ce que objectif yooyu ba léegi war nañ ko mën a atteindre malgré situation bi? waaw ba léegi mën naa am xam nga benn loolu fi ñu ko gën a wékk mooy pétrole bi ak gaz bi su dee 13% boobu nga tudd te xam nga mbir suy tàmbali moom croissance moom lu fu dara neewul woon soo ko comparé ak daaw moom daanaka exponentiel nga am moo tax soo comparé pétrole ak gaz par rapport ak année yu ko jiitu exponentiel nga am ndax yaa ngi diviser ak zéro wala zéro ngay comparé mais nag su fekkee da nga ko dugal ci biir économie bi lu bees lu rëy ñëw na lu fi newul woon mooy tax nga mën a am 13% parce que xam nga à la fin de la journée da ngay def li ñu wax ay somme des valeurs ajoutées da ngay jël secteur bu ne li mu indi pétrole ak gaz dañ naan man li laa indi te daaw andi woon mais ren andi naa li moo tax 13% boobu def ko mën nga wax ne du ndam ndax loo xam ne lu bees la luy ndam dëgg mooy nga continuer lu bees ñëw continuer di yokk. waaw sauf que pétrole et gaz boobu exploitation bi commencé gul. waaw mais 2021 bii lañ ko prévoiroon problème yi am ba ñu repousser. waaw mais nag yaakaar lañu am mooy yaakaar nañ 2023 dana am te ba léegi yaakaar nañ ne war na mën a am. est-ce que loolu wóor na bëgg fonder sa économie sa développement ci loolu. choc mën na am de exogène. waaw soo dee xool Sénégal bi avant ren lañ njëkk a dugal pétrole ak gaz ci wala daaw. 2019 bi ñuy def prévision yi ci lañ njëkk a dugal pétrole ak gaz ci li ñuy yaakaar ëllëg Sénégal bañ ko yàggee wax pétrole ba tey dafa bañoon ne du ma dugal pétrole ak gaz ci li ma yaakaar ëllëg mooy prudence mais soo demee ba jege nag gis nga ne entreprise yi ñu ngi fi tàmbali nañ def seen liggéey moo tax nga mën a am yaakaar ne xëy na su àdduna bi ubbeekoo ba pétrole bi aussi prix bi jar ko parce que su fekkee ne yow li ngay génne pétrole bi moo gën a cher li nga ko mën a jaayee ñoom duñ nangoo liggéey donc yaakaar nag sooy gérer noo mën a def am ko waaye à part pétrole ak gaz su fekkee xool nga plan d'action PSE bi plan Sénégal émergent gouvernement bi lim ci gën a dugal mooy lu jëm ci mbay mi mooy nan la ñuy fexee ba gën a yokk mbay mi parce que mbay mi soo demoon par exemple ba ceeb loo daan jéggaani nga liggéey ko ci biir réew mi kooku da nga ci am croissance bu bari da nga ci am xaalis bu waroon a génn dana toog ci dëkk bi da nga ci am ay emploi ñi ngi jël tamit lu mel ne masque yi bu njëkk dañ ko daan jënd léegi tam nañ ko liggéey fii ndax liñ soxla ci masque yëpp mën nañ ko liggéey Sénégal soxlaatuñu di dem di jëli masque feneen ak i neneen garab yi donc loolu nag il faut secteur privé daal di jóg moom mooy investir ndax état moom loolu du rôlam état li man mooy joxe ay facilité moo yombalal la mbir yi yombalal la financement wala wàññi lay impôt ba nga xam ne secteur privé dana mën a liggéey su fekkee ne nag secteur privé yëngutuwul dara du am kooku moom dama la koy wax léegi te jàppal ne gouvernement bi li mu yaakaar ci ñu dugal ko ci plan Sénégal émergent su doon téeméer ñeent fukki yi ñu ngi koy yaakaar secteur privé nag moo tax ci weer yi ñëw secteur privé bi ci ay jafe-jafam la nekk moom. waaw li weesu moom su fekkee da nga xool li weesu rek moom da nga ci xaw a am tiitaange su fekkee da nga xool plan bu njëkk bi lañ leen laajoon andiwuñ ko bii nag ñun nee naa la sooy gérer moom yaakaar rek ngay mën a am ak wax ak ñoom ak andil leen ay facilités yu amul woon parce que lu bees li mooy bu njëkk ay mesures d'accompagnement amoon na waaye yiñ ci dugal nii dañ ci dugal yu bees a bees am na fonds yoo xam ne gouvernement bi génne na ko ne la su fekkee nag nga investir man naa la garantie naa la yombal liggéey bi loolu mën na tax xëy na ñu am résultat yu ñu amul woon avant mais nag wax ji rek doyul wala créer fonds yi da nga war a dem topp leen di wax ak ñoom fu mën di nekk nga fekki leen
xëy na liggéey boobu la ñu war a tàmbali def ak beaucoup de volontarisme pour am résultat. mais xam nga parce que soo toogee rek duñ ñëw moom. waaw kooku da la du ñëw mais te li gën a jaaxal nit ñi sax mooy dañu naan mais ba crise amulee dara amul Sénégal mënuñu woon atteindre taux de croissance à 2 chiffres maintenant ñu nekk ci crise ñu promettre taux de croissance à 2 chiffres. waaw xam nga loolu toog ñuy xalaatee noonu. waaw xam nga économie par exemple imaginez 2020 nga def 0 pour cent soo defee 0 pour cent nga def 2020 5,2 pour cent 2021 5,2 2022 nga def 7,3 2023 nga def 13 soo boolee ñeenti at yi yaa ngi am 13 ak 7,3 20,3 ak 5,3 yaa ngi am 28,5 nga diviser ko par 4 7 pour cent nga am amatoo 2 chiffres donc 2 chiffres fu ñu la ko waxee rek xoolal année yu ko jiitu ndax croissance loo gën a tuuti année yi yomb yi ci tegu mooy gën a yomb parce que soo demee ba li ñu wolof di wax ku dem ba ca suuf moom jóg rek nga mën a def foofu la mbir mi nekk donc ñun suñu jàmbaar dëgg mooy suñu weesoo 2023 ñu continuer di yokk 8-9 pour cent xam nga ak nee naa la soo boolee ñeenti at yi yaa ngi ci 7,1 su fekkee ne nag 2024 2025 2000 ba 2030 ñu ngi continuer di def 7,5 8 pour cent baye boo nga xam ne parce que pétrole bi au début bi dana continuer di yokkaat xëy na 2024 da nga mën a amaat lu mel ne li nga amoon 2023 mais loo gën a dem rek dootoo ko mën a am parce que li nga surprise yëpp ñëw na léegi ba taxaw nga fen donc pour yokkaat mooy gën a jafe nga nekkoon ci jóge ci dara daal donc foofu ngay xamee njàmbar dëgg te loolu nag mooy tax Sénégal mën a nekk li ñuy wax pays émergent parce que ñun def nañ ci ay calcul pour Sénégal nekk pays émergent il faut mu yokk 9 pour cent ba 10 pour cent at mu ne loolu mooy li nga xam ne su bëggee accélérer émergence am moom lay def su fekkee su bëggee mu gaaw mais nag mën na bañ a def loolu di def 6 pour cent dana fa àggi waaye yoon wi day gën a yéex. agence bi ñoom ñu ngi ko àpp 2035 ci PSE bi. waaw ci suñuy calcul ñun parce que ñun comme ay statisticiens lañ dañu def liggéey yoo xam ne bi ñu ko saytoo gis nañ ne même suñu continuer woon li fi amoon avant Covid mooy 6 pour cent bi ñu daan def ak effort yi ñu daan def 2030 danañ nekk pays émergent donc danañ gagné juróomi at xëy na ak Covid bi dana gën a jafeel mbir mi. mais su fekkee Covid bi daaw rek la yam ren xaw nañoo ximmiliku ba pare accéléré ragal naa ne objectif bi 2030 toujours dana mën a nekk. mais est-ce que Covid bi tey ñëwul rappelé ñu à l'ordre xamal ñu ni les dépenses de prestige yu ñu doon def ci TRB ci BRT beeg ci ay stade de football loolu nekkul priorité mais priorité bi mooy sur le social sur la santé. waaw c'est vrai que Covid bi fi ñu toll nii lépp loo. defoon ci effort bu njëkk ren lay gën a jëriñ mooy su fekkoon ne demoon nga ba tàmmal sa bopp di bañ a yàq tàmmal sa bopp di denc ñoo état yi defoon loolu ñoom ñooy gën a mën a génn fi ñu toll nii di mën a jàppale seen économie parce que xam nga par exemple état bu demoon ba bari bor dootu mën a wuti bor wala bu demoon ba creuser déficitam c'est-à-dire li muy dépensé ëpp fuuf li mu am période yu mel nii su ñëwee dootu bari capacité pour mën a dimbali économie moo tax ñooñu ñoo ci gën a gën waaye sooy gérer état da nga am ñaari mbir mooy dafa am yoo xam ne yu yàkkamti la mooy comme nit ñi fexe ba ñuy lekk fexe ba ñu am ndox fexe ba ñu am école primaire am tamit poste de santé centre de santé fexe ba am électricité courant fexe ba tamit ku jóge ci dëkk yi mën a dem beneen dëkk donte àll nga am yoon yoo xam ne mën nañ la yóbbu waaye dëkk aussi dafa war a jéem a yokk ba yëg ko mooy weesu yi nga xam ne ci suuf rek la nekk yi mënta ñàkk waaye nag yow mi kilifa yow yaay xool suivant possibilité yi nga am ndax lii moom moo war a nekk sa priorité mooy li nga xam ne nit ñi ñoom lañ gën a soxla waaye yeneen yi foo ko mënee rek nga dugal ci tuuti mooy comme defar aéroport bu taaru boo xam ne bu rëy la parce que loolu dana tax nga gën a mën a bokk ci àdduna bi parce que su fekkee ne da ngaa yem ci yu tuuti yi rek
am na foo xam ne su fa gars yi toogee di wax yow doo fa mën a ñëw. am na investisseurs yoo xam ne soo amul aéroport bu am yenn normes yi duñ ñëw sa dëkk parce que dañu bëgg ñoom aussi voilà am ay zone spéciale yoo xam ne dañu mën a ñëw investir ci saasa daal di mën a jaay li ñuy jaay yow nag yow yaay def sa équilibre suivant budget bi nga yor ak capacité yi nga am l'essentiel mooy booy def loo mënul bul dépenser aussi loo xam ne mënoon nga ko wàññi am na yoo xam ne aussi yow en tant qu'État da nga koy jox privé c'est-à-dire surtout yu gën a cher yooyu da ngay def li ñuy wax partenariat public privé mais nag boo xam ne yow da nga ciy gagné c'est-à-dire du jaagee ne partenariat boo xam ne da nga jox privé ba pare moom mu jël yi gën a baax bàyyee la yi gën a bon donc yooyu yëpp ci yoreenu réew la yow yaa am fulla rek xam ni nga yore sa réew ba looy def rek fekk li nga war a def rek ngay def. alors Moubarak Lo rapidement yàgg nga liggéey primature ñëpp xam la ci li ngay doon nekkoon fa conseiller et tout ça am fa ay poste de responsabilité yu mag tey est-ce que da nga bokk ci ñiy regretter absence su premier ministre. waaw xam nga man naa wax primature fala nampe bi ma duggee ci état def naa ñaari at ministère des finances waaye rapidement dama dem primature ma def fa juróom-ñaari at ñëwaat defaat fi ñeenti at wala ñett soo ko boolee daanaka dana jege fukki at pour wax la ne moom laa gën a xam ci état li ñuy wax coordination interministérielle te liggéey bu ma neex la moo tax biñ ma génnee état bi biñ ma woowaatee dama cee sawar lool dama gaaw jëlaat samay dëbës ñëw liggéey parce que man ni ñu ma formé ndax man école d'administration laa def maa ngi ko defee France dañ ma formé comme militaire man état rek laa xam donc xawma leneen état rek laa xam ba tax na donc bien évidemment ci sama xol metti na ma su ma sañoon mu continuer waaye su ma